salaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi ginnaaw bi ñu sante yàlla jullu ci sang-sang yi ñu ngi sant bu baax suñu ñaari waajur di leen nuyu yéen ñi taamu di seetaan seen Thiès Info rawatina seen émission feeñal tey nag feeñal comme ni ma koy faral di waxee la rek ku ne feeñal maanaam feeñal lépp lu nit doon nëbb rek dinañ ko feeñal moo xam nga feebar moo xam nga am produit bi nga xamante ni moom ngay jaay moo xam nga am soxla wala sax nga am problème ci sa famille wala artiste baa ngi ci biir ministre baa ngi ci biir député baa ngi ci biir pourquoi pas le président de la république sax mi ngi ci biir donc suñu émission nii rek la toggee tey nag ñu daal di dalal ndaanaan tey moom xam naa ni sama émission dafa nar a ala dawme ndax dama dalal doomu Thiès muy artiste comédien bu mag fii ci diwaanu Thiès dëkk Jaxaaw nekk troupe Soleil Levant yaakaar naa ni Soleil Levant ku ko dégg xam ni kenn dootu ko présenté ci àdduna wërël këpp ndax liggéey bu rafet bi nga xamante ni moom la ñuy def fii ci suñu réew kooku mooy kan kooku mooy Cheikh Ndiassé Ndiaye ñu gën ko xam ci Mbaye Dosé man nag dama koy woowee borom jooy yi xam naa ni bu émission bi demee ba ci biir dinañu mosal tuuti ci jooy yi ñu daal di ko bàyyi rek mu daal di nuyoog mbokk yi ñuy seetaan ñu daal dugg ci biir émission bi Cheikh Ndiassé ziar nañ la. ñu ngi màggal bu baax Kaja. mbaa yaa ngi am jàmm. waaw ñuy sant nañu waa Thiès Info kontaan nañ ci di la dalal tey seen biir émission feeñal. ñu bàyyi la rek nga daal di nuyoog mbokk internet yi ñu daal di dugg ci waxtaan bi. waaw auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonent bi tedd bi sallallaahu alayhi wa sallam di gërëm suñu waajur di la remercier ci invitation bi lu tax nga choisir ma yow yaa ko xam et puis di la wax ni site bi suñu site la parce que Thiès Info moom la ñuy wax njëkk a judd njëkk a baax donc ki ko moom muy Sey Latif di suñu xarit di xaritu waa Thiès donc lii moom dama ciy sawar trop waaw dama ciy sawar. ñun tam mbégte rek la ñuy amaa ndaxte àdduna dañ lay bëggee bëgg nañ la dañ lay déglu macha allah li ngay def neex na àdduna looloo tax tey ñu choisir la ci ndaanaanu Thiès yi du ma ne sax Thiès mais àdduna woon nga képp macha allah donc Ndiassé comme ni ma koy waxee rek feeñal nii rek la képp ki nga xamante ni yaa ngi ci biir réew mi jàppal ni ñu ngi ñëw seet si la daal di waxtaan ak yow daal di la delloo si daal di def suñu kéemtalaay kàttan ba nga xamante ni li nga namm si ñun rek di nga ko am loolu mooy feeñal alors xam nañ ni nag toog di wax ci sa jaar-jaar sax dina xaw a jafe ndaxte mi ngi noonu waaye daal dañu bëgg a xam rek ginnaaw Mbaye bi mu avant muy dugg ci théâtre mën nga ñu wax tuuti rek ci say début avant ngay nekk ci biir dugg ci théâtre fan la Mbaye jaar ndax Mbaye ku terrible la woon. waaw loolu moom daf may neex trop terrible moom def naa ko affaire jeunesse xale ku nekk jaar na ci saa ci mango fii ñu ne la demal sàngi xar yi dimanche nga dem uti ñàmbi suukar toolu jàmbur xam nga wër di xeex ba ngoon ci campé mooy loolu xam nga dem école jàng ci foofu ngay amee chance sa xel mën a ubbeeku nga focaliser wu ci jàng bi carrément foofu aussi tamit ngay ñàkkee chance foo bi ëpp doole que étudier donc par la suite man daf ma xaw a laal tuuti donc nit ki parfois li ñu naan sa destin man télé moo yàq sama avenir télé seetaan film seetaan ay feuilleton affaire yu demee noonu xam nga waaw mooy loolu daal waaw nga koy regretter bu baax nag donc parce que affaire u xale la woon donc su dem doon tey damay jàngi ba pare après lépp lu may def rek waaw ma doog ci dugg quoi waaw. donc da nga bëgg a wax ni jàngoo wala am nga ba foo yem wala. non jàng naa ba ban classe Michel Legrand bi laa nekkoon donc jàng naa ba CM2. ba CM2. dama passe war a dem primaire secondaire du moins donc mais par la suite man gisuma mooy li ma la wax rek offre bi jàpp na ma donc jeunesse bi jàpp na ma gisuma woon sax que ni war naa mën a continuer man je préfère ma arrêter donc après nekk ci leneen et tout ça par la suite la ma affaire bi piqué nag donc waaw ma nekk ci quoi. waaw ma nekk ci muy noonu. dëgg la donc ci kaw loolu dañuy taxaw tuuti foofu parce que ku jàng dafa am solo ci xale ci doomu aadama sax laay wax te comme yow nee nga CM2 nga yem te maa ngi dégg ci sa biir wax nga ne regretté nga ko ban conseil ngay jox xale yi nga xamante ne tey seen parents yi dugalu leen école ndax xale dafa am droit
donc ban conseil nga leen di jox. c'est-à-dire dama koy xool ci sama doom rek donc déjà man maa ngi xool ban fan laa ko war a mën a dugal actuellement nii donc pour mu mën a gérer boppam. donc man damay lancer benn appel. parce que lépp looy def te jàngoo c'est zéro. muy parce que mooy avancer loo dëkk bi ba ci lii ñu nekk nii. donc il te faut nga am étude bu baax ne serait-ce que dañuy jàngiwaat comme ay xale yu ndaw dañuy def ay cours particuliers mais bien sûr. Mbaye yaa ngi def cours particulier. mais bien sûr pourquoi pas. gis nga émission feeñal day feeñal rek lii moom defe naa ni mosoo ko wax fenn de. waaw mosuma ko wax fenn parce que xam naa ni sama liggéey wax ñu tuuti ci sa cours particulier yooyu Mbaye parce que nag Mbaye li nga wax rëy na cours particulier wax ñu tuuti ci sa cours particulier. bien sûr xam nga jàngal mag moo gën a yomb jàngal xale donc ne serait-ce que am nga benn base boo xam ne nii donc mi ngi ci yow ba pare donc suñ ko yeewee rek automatiquement donc dafay yëngu c'est que mënoon naa toog nii rek donc am naa lu may gérer sama vie maa ngi koy gérer di si génn mais parfois au fil dañ may soxla ci beneen level boo xam ne nii donc su affaire yi matalewu rek dafay xaw a métti parce que maa ngi envisager def film maa ngi envisager def cinéma et tout ça donc ak yeneen yoo xam ni donc ay séries yoo xam ne dinañ ci ñëw après loolu moom après dinañ ci ñëw mais conseil bi ak cours particulier yi man ñor na ma trop. waaw c'est-à-dire parce que xam nga soo jàngul da ngay neex a nax et soo jàngul doo xam dara donc da ngay nekk ci biir nit ñi nii rek lu ñu expliquer doo comprendre lu ñuy man yàlla may na ma xel macha allah dama koy gérer et tout ça mais loolu rek doyul da ngay dem nga jàngi dama koy regretter bu baax ak képp ku mu mën ci doon ku sacrifier sa doom yóbbu ko mu dem jàngi ëllëg dina la laaj di nga ko lor moom non seulement di nga ko sonal ku ci am sa doom jàngi alxuraan mu dem jàngi alxuraan su wàccee nañ ko dugal école mu dem dugg école boole ko ak alxuraan bi bu ko defee dina am yàlla dina am culture aussi tamit boo nekk bu nekk ci moom bu koy dimbali foo xam ni du wax kenn liiral ma du wax kenn lan lañ bind fii du wax kenn endroit bi laa jëm fan la nga yooyu c'est des choses yoo xam ni c'est très important donc kon nit war ko café quoi. dëgg la waa kon mbokk yi dégg ngeen suñu ndaanaan li mu wax parents yi nañu bàyyi xale yi ñu dem jàngi ñu sacrifié wu ci jàngu xale yi ndax jàng am na solo baax a baax ci suñu réew ndax xale mooy doon màggu ëllëg mooy doon président mooy doon docteur mooy doon ministre et cetera kon nañu sacrifié ci jàngi xale yi ñu bàyyi leen ñu jàngi c'est très important Mbaye kontaan nañu ci sa réponse alors ñu ñëw ci Mbaye théâtre bi ngay def gars yi ràññee lañ la ci bég nañ ci yow lool kontaan nañ ci yow ndaxte gis nañ ni danga ci dem à fond lan la ndax danga ci am idole maanaam xam nga nit ci looy dugg rek danga naan xëy na da nga gis diw mu neex la nga bëgg cee dugg lan moo la dugal ci théâtre man moom bi may dugg ci théâtre donc du gis xëy na gis naa ay nit yu koy def mu motiver ma mais aw ma woon référence bu tax ma jóg waaw rek ma jóg ne juste dama koy def parce que kii moo tax non autant bi ñu nekkee xale jaxaaw fi ñu dëkk ñii fa nekkoon ay ñambi seen ay Samba Ndiaye di ko gérer donc ñun ñu nekk xale di leen gis di ci bàyyi xel après ñu jékki-jékki gis ni loolu mu ngi suñu deret donc automatiquement rek ñu jug dugg ci waaw comment dugg ci parce que dañuy dellusiwaat ci jàng fi ma commencé ci art ba toll fi ma toll su doon comme examen ma ne maa ngi bac +7 wala leneen waaw parce que fi ma toll tey ba àdduna yëpp d'accord su ma ci góorgóorlu woon noonu ci jàng bi en fait mën naa jël FP wala même bu ma ci sorewul donc mu am lu ma téye ba pare continuer ak sama art donc nit ki lépp lu mu bëgg rek parce que tamit parfois ci parents yi la xale day toll fenn foo xam ni day soxla benn coup de main moment boobu su ko rombee te xëccëw ko rek non moom départ na parce que xale mooy mel noonu mooy dox ci yoon ba ci yàgg mu jàdd xale la sa doom da nga koy dóor léegi après mu daal ci yoon papa parce que xamul donc noonu la demee ñu nekk ci ku ci mel ni Samba Ndiaye dimbali na ma man sama aar parce que su weesoon dem si yàlla ma koy nuyu de passage sama papa ju baax jooju parce que moo ñu njëkk a ñemeloo en fait man moo ma njëkk a solal grand boobu caaya ak mbaxane teg ma ci wetu
ki nga xam ne sama xarit la ma koy ñaanal moo ma def nii ma mel parce que moo ma jàpp ci loxo na ma nañ ci dem muy Abdou Kader Diop muy Kader mooy ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana yokk leeram suma kooku benn xarit la am muy kooku loolu la yàlla dogal bu Kader nekkee buur ma nekk bañ géwél parfois su fekkee ni nekk fii ma nekk buur après gérer noonu la ñu commencé di dem ba ñeme scène waaw noonu la ñu commencé ba ñeme scène après commencé nag ñu ñuy encadré waaw en 99 ñu commencé di ñu encadré Sama Ndiaye encadré nañu après par la suite comme du am jot mu bàyyi ñu dem Numbelaan ak góor gi ñing et tout ça ñu demaat ci biir après affaire bi avancé wul ñu bàyyi créer Soleil Levant Junior. Soleil Levant Junior Kader moom moo ko géré woon ak Aziz Niane donc nekk di répéter et tout ça ma gis Kader na ko man daal affaire bi dafa neex trop donc seen troupe bi nii neex na ma mu ne ma donc léegi sax troupe bu vacances la vacances yi lay am activité mais année scolaire bi élèves yi dañuy jàngi mais comme ñu ngi ci vacances yow il faut nga ñëw ñu dem ma présenter la Aziz pour mu xool noonu laa duggee ci Soleil Levant. am na solo kon su ma déggee bu baax bu ma defee benn résumé bu ndaw rek dafa mel ni benn don ci yow. waaw loolu moom mën naa ko assurer. dafa mel ni benn don ci yow. du man moom. du man moom franchement du man. dëgg la alors Mbaye ku ne am na une première sa première par exemple sa première salaire bi nga xamante ni moom lañ la fay ci sa nga joué ba pare wàcc ñu ne la am ñu ne la am bëgg naa xam salaire boobu ñaata la ak biñ ko jotee loo ci def parce que après dinaa la wax li tax ma wax la loolu ma laaj la loolu. donc salaire ni ma ko mën a tuddee donc comme ñun suñu liggéey. boobu salaire amagul. da ngay liggéey ñu fay la. donc loolu la ñu tuddee salaire. sama prestation bi ma njëkk a joué ñu ngi ma fekk fii marché ak Moussa Seck bi nekk Italie. ak Samba Ndiaye ñuy répété góor gi ñing toxusu mu ne ma dama am arbre de Noël bu may animé base biir base donc dama laa cee soxla gëmewuma ko déjà bi ma waxee dama la soxla man gëmewuma loolu ma toog chaque 2 jours ma laaj ko affaire bi kañ chaque 2 jours ma laaj ko affaire bi kañ ñu dem man moom ak yaa faatu ñu ñëw bi nekk jànke ñu dem toj programme bi ma toppee ko base ba bitiku maa anta 150 mètres boobu ma topp ko grand affaire bi nice na mu ne ma nice na kay du doxaat tuuti grand daa yàqu ma affaire bi mun dafa ma mujj saaga mu ne ma booy li nga joué neex na waay dem ba ci boutique bi mu dugg génn 2500 yu booloo yi 2500 yi nga xam ne benn papier yaa ngi koy rappelé moom la ma jox waaw loolu mooy sama salaire. moom lañ doon njëkk a jox ci aar 2500 ma toog 3 jours jaayu ma ko. waaw mais da nga ko gëmewul woon daal maanaam. man 500 dëgg la. ma jox 2500. c'était en quelle année. je ne me rappelle pas sax mais. fàttaliwu ma ko quoi. dama daan tëdd ba guddi rek ma génne xaalis ci lamp tàllal ko nii. xool 2500 yi. reetaan. dugalaa ko sama poche. sama deuxième salaire moom. léegi yow 2500 yow noo ci def. 2500 yi man xamatuma sax lu ma ci def 2500 yi man xamatuma sax lu ma ci def. xam naa daal waxtaan dégg naa ci ak gars yi parce que guddi gi donc boobu ñu ngi football en même temps. Sele mi coach yor ñu. boobu affaire xale. tolluwuñu fenn ay warga suukar lañ koy jëndee. di meew ak i affaire yu demee noonu. man ma nekk boss bi. waaw parce que am naa 2500. léegi sa deuxième salaire yaa ngi koy wax léegi. waaw sama deuxième salaire dama toog Soleil Levant 4444 ñu def médaille bi ak Sanex ñu pare teg ci 2 mois ñu war a def lamb ji ak parce que noonu la je pense lamb ji ak Sanex xaw ma daal yaakaar naa ko waaw muy weeru koor léegi ñu teg casting bi ñu teg 3 personnes producteur bi ñëw ne fii nii dama fi bëgg gis benn xale quoi léegi de mag
ñu ne dem leen woowi Ndiassé ñu woo ma ñu ne ma dañ la soxla 3h 15h ma ñëw kër Aziz bi ma ñëwee ñu ne ma dañ la soxla woon pour nga ñëw jouer fii man leen non non man tollooguma si jouer waaw loolu laa leen wax man leen tollooguma si jouer bàyyi leen ma rek ñoom te producteur bi leen toogal nga essayé benn rek ma xool boobu mu ne saa neex lu mu wax rek mën naa ko kokkali lu mu wax rek naa bañ donc ma jouer scène bi rek mu jàll mu ne ma yow laa soxla après ñu jouer ko ba pare bi ñu paree après weeru koor la ñu pare def tournage 6 jours yaakaar une semaine ah ñu pare ñu woo ma jox ma 10 000. ah boobu ëppati na. 10 000 mu téye 10 000 bi donc man du 10 000 bi moo ma ñoroon man problème bi mooy su cassette yi génnee si dëkk bi suñu waa kër ñoom nan lañ koy maanaam nu ñu koy xalaatee parce que tàggoowu ma xamoon nañ maa ngi si yëngu ñu ngi ma ko doon tere di ma wax ni xam nga maanaam du ci lii nga bokk ak wala ci lii waaw wala du lii nga war a def demal jàngi métier et tout ça ma def ko nag bi ma ñëwee weeru koor la ma dugg sama nijaay ma koy ñaanal Boubacar Diop yàlla na yàlla yokk leeram sama nijaay bu baax bu ma jàppale ma ñëw ma ne ko tonton dañ doon liggéey benn mooy suñu affaire théâtre yooyu rek mais ñu fay ma 10 000 francs quoi mais 10 000 na ko waaw mu 10 000 bëriwul ma ne ko ah waaw ma ne ko mais dama bëggoon am lu ma si def daal fii nii si kër gi mu ne ah mais 10 000 yaa si bëriwul xoolal loo si mën a def ma dem jënd ci benn potu café du ma ko fàtte ak suukar ma teg ko ci kër gi ñu ndogoo ko après ma jox sama nijaay yaakaar naa 2000 laa ko doon jox mu jël 1000 francs yi delloo ma yeneen 1000 francs yi après may ñenn ñi ni après dese ay 3000 xaw ma daal mais après ma dem waaw yaakaar naa ni Ndiassé li nga wax am na solo xam nga lu tax ma poser la question bi parce que des fois muy ci ñëpp da ngay liggéey nga am sa salaire nga fayeeku ko rek daal di xalaat leneen nga fàtte papa fàtte yaay ñoom ñi nga xamante ni vraiment lépp ñoom la donc man conseil bi may jox li nga wax dafa rafet torop ndaxte nit ki boo eggee benn niveau bi ginnaaw yàlla ak yonent bi sa yaay la kon conseil bi may jox gars yi mooy képp ki nga xamante ni tey yàlla dimbale na ba nga toog ba am liggéey sa salaire premier salaire boobu balaa nga koy jël di ko joxe demal jox ko say parents ñu ñaanal la ci comme li nga jënd def ci kër gi li ci des nag ñu jox la ko yëf yi barkeel te xam naa ni loolu moo la topp nii ba tey ndax acte boobu xëy na ñun étant jeune dañ koy ñàkkal fayda mais c'est très important parce que ñaan la boo xamante ni du fay dalay topp ilaa yow mi waaw man émission feeñal bi neex na ma trop Kadia parce que ay vérité rek mooy génn donc tey à mon âge nii jeunes yi léegi yi def art yaakaar naa nelawatuñu parce que koo ci dem lu ci ëpp day gérer kër day gérer yàlla day dogal loolu muy gérer amul ma te doo ko dégg mu koy jooy fenn waaw te bu njëkk ku nekk xam nañ ni art bi xawoon na doy waar daal demoon na gauche tuuti ba soo nee dama bëgg a def art sax doo ko wax seen waa kër da ngay sàcc di ko def mais doo ko mës a wax seen waa kër li El Hadj Diouf naan footballu Sénégal bu ñu ko peinturé defar ko ba mu rafet yàlla ak man moo tax mu taaru jeunes yii ñëw ñi tey ak soleil levant bu ñu defaree art peinture ko ba mu jekk ba mu rafet yaakaar naa soleil levant moo ne ci kaw ak jeunes yëpp yi dëkk Thiès bépp jeune talent bu dëkk Thiès di def art ñi ràññee la yaa ngi koy teg ci yoon mu rafet nga peinture ko ba mu taaru Dakar la njëkkee yàquñu ko benn yoon ñoom ci ñoom lañu amee woon gis-gis bi mais xëy na bëgg-bëgg yi nekkul woon benn mu pare dem Ndar ñu def ci lu rafet donc nit ñi gën ko bëgg mu gën a taaru mu ñëw Thiès peinture ko defar ko ba mu rafet teg ko ci marché bi ba tax ni tey artiste la rek dafa neex donc j'espère que région bu nekk mi ngi bàyyi xel te képp ko xaw a ñàkk fayda rek doo ci bokk su ma xoolee man sama yaay génn na àdduna sama papa génn na àdduna sama nijaay bu ma sama yaay dénk sama maam bu ma gën a bëgg ci àdduna boo xam ne dafa sonn ci man trop tey da ngay yor 500000 mënoo ko ci defal leen lu dul mën a ko wàcceel kaamil def ay ñaan et tout ça parce que noonu la ko borom bi bëggee mais kër gi kenn nekk fa man maa fa nekk ak sumay rakk suma soxna suma doom mais di gérer
te teewul nga dee teewul nga sonn teewul nga wër di ñaan wala sa aar doo ko gérer non non ñu ngi sant yàlla di ci génn xeeb dolli liggéey bi moo rafet bañ ciy génn nii donc sant yàlla la rek li nga wax noonu nag c'est très important ay parents soo ko amee lu njëkk a sotti gis nga soo ko yóbbul foofu yaay regretté rek. da ngay taañaañal rek. jël xaalis bi day dawar dem rek te doo xam fi mu jëm. mi ngi noonu ci jamono jooju 2500 neexoon na ci jamono jooju 10 000 bari woon na mais tey anam 10 000 yooyu jeex na ba après ay yeneen 10 000 topp ci waaw luy fekkante te barke moom solo. moo am solo te gëm naa ni jëf ji nga ci defoon tey loolu mooy joué nii tey ba kii dëgg la ginnaaw papa ak yaay nekkatu fi ñu leen di ñaanal yàlla fa ñu nekk yàlla na leen gënal fii ñu jóge ak ñañ fa fekk ñëpp ak ñi leen fa fekk. yaa man loolu mën naa cee témoigner parce que vraiment ñëw naa sa kër fekk naa la fa gis naa ni ngay doxalee macha allah téye say rakk téye sa soxna téye say doom et tout déjà loolu rek ça fait plaisir ah ça fait plaisir donc ci kaw loolu ñu ngi lay sant rek di la gërëm ñu dem tuuti ci sa diggante ak waa Soleil Levant c'est sa relation ak Cheikhou Aziz Niane at keneen ki Jojo seen relation lan la. waaw ñooñu sama relation ak ñoom lu yàgg la grand frère ak petit frère la ah donc ma leen nuyu de passage samay grand lañu donc bëggal ma seen bopp def ma seen rakk man aussi ma dellu leen cër boobu parce que dañu contribuer ci sama life aussi ma nit ma nangu jox leen li nga xam mooy sama àdduna. donc ñu koy gérer parce que metti woon na amuñu ay détails ñun ak ñoom dafay neex parce que dañu dëkk non seulement beneen bi ñu yàgg donc ñu nekkoon ay grand fii ñun ñu nekk ay boy di leen xool di leen suivre ñu tegu ci benn yoon ñu bokk bëgg-bëgg bi yàlla boolewaat ñu bokk ci li ñu nekk donc kon fépp fu ñu nekk rek dafay neex Cheikhou suma mag la donc Aziz suma mag la Cheikh Ndiaye aussi la même chose mooy li may wax 3 metteurs en scène la am donc su ma ci génnee Samba Ndiaye mi nga xam ne encadré na ma ñambe seen parce que dama jaar ci ay loxo yu bëri waaw mais ñoom ñoo terminé waaw ñoom ñoo terminé muy kër ñoom Aziz tey muy Modibo kër googu amul heure bu ñu fa tourné amul heure bu ñu fa répété wul amul compétition bu ñu demul ak Aziz gérer ko jël ko te boobu amul y avait rien du tout waaw mais am foi bi ak gëm-gëm bi ak jàng aar moo ci dugaloon relation yooyu laa am ak Soleil Levant waaw muy ñëpp nag. gis nañu aussi Soleil Levant au début comédie ngeen doon def mais ngeen jékki-jékki rek viré comme par exemple wiiri wiiri bii ngeen di tourné ngeen génnaat feneen mën nga ñu ci wax tuuti parce que wiiri wiiri aussi mën nañ ni bon man xam naa ne li ma dal moo dal ñu bëri parce que première saison bi fi mu jeexee ak fi ñu ko doon xaar deuxième saison bi dafa xaw a bon sama xalaat bu gàtt dafa xaw a ute parce que kii comment dirais-je personnage yeeg changé ngeen lépp mbay man déjà bi ma seetaanee première bi dama ne waa lii lan la j'ai pas compris mais après j'ai un peu compris xam naa nag li ma dal moo dal ñu bëggoon nga wax ci tuuti leeralal mbokk yi ñuy seetaan tuuti. waaw gis nga waaw Soleil Levant bi mu commencé médaille bi la def dëkk bi di toj def askan lawbe làmb ji saa neex Mor Tojaange donc def tolof foofu la Mbaye Dosé génne donc. tolof mu nekk pièce bu ma marqué man tam. waaw marqué loolu. mu doy waar donc foofu la affaire yi commencé di feeñ ndànk-ndànk comme gars yi comédie la ñu wax ñu indil leen foofu ñu wàññi rythme comédie bi tuuti def tuuti drame donc ñu départ dañu fàttali nit ku nekk muy équipe muy troupe muy association muy lépp lu mu mënti doon day am slogan ñun suñu slogan c'est que dañu mën comédie donc loolu la ñu génnee waaw bi ñu génnee yàlla teg ci loxo mais àdduna bi yëpp d'accord mais nag ndegam ci kër bi ngay dëkk sa yaay jur juróomi doom ñaar ñi duñu déggoo kenn ki la ñuy gën a bëgg ka ñeenti ñi te yaay bi moom mëpp moo leen jur ci biir bi kon nga war a xam ni nag boo génnee lépp mënul doon benn ñëpp d'accord nañu mais nee nañu defuñu théâtre dañu comédie
mais nag kiy wër di wax ak kiy wër di liggéey fin de mois bu jotee mënuñu yem salaire tey salaire baa ngi nii ñoom ñu ngi wax ñun ñu ngi liggéey di joxe rek ñu def bërët li ñu naan booy def dara yaa ngi dimbali nit ki su dee ci lu baax la su dee da nga koy def pour écarter it yaa ngi def pour écarter mais yaa ngi dimbali nit ki ñu def bërët café avec ñëw fekk Soleil Levant def stand by parce que ñun tamit ñooy benn troupe boo xam ne nii ñooy liggéey 1 an noppalu 1 an ñu ci bëri taluñu ko tout le temps bëgg nañ chaque 6 mois ñu jox sénégalais lu ñu consommé chaque 6 mois ñu bëgg a jox sénégalais lu ñu consommé su yàggee bu beneen 6 mois jotee te amoo loo ko jox lu mu consommé da ngay créer noonu rek jox ko mu yàq li nga defoon yëpp wéri wéri bi mu jeexee toog nañu presque 1 an 3 mois ñu ngi toog et pourtant dëkk baa ngi toj yeneen série yaa ngi fi am ñu ngi koy seetaan ñu ngi koy suivre bu baax a baax mais ñun ñu ngi noppalu su fekkee am nañ xaalis ñu ngi noppalu yoruñu xaalis ñu ngi noppalu ñu ngi liggéey suñu ñëwee ñu ñëwaat en force café avec bi mu ñëwee dafa def buzz macha allah may nuyu suma xarit boobu Boubacar Diallo chéri Diarra suma grand suma xarit ji ku baax innové def lu rafet affaire bi di nice àdduna bi yëpp di ko consommer ñun aussi bi ñu xoolee ba xam ne liggéey bi fu mu toll nii fii la jëm fii nii la jëm ñu ne ñun waroon nañu dem foofu de loo gis dafa am lu muy xaar mais comme kii dafa déclenché dañ leen di bàyyi ñoom aussi ba ñu pare parce que art du defante non art du kii dafay dugg ci lii rek mu ngi def le buzz et tout ça mu war la metti non wala lii nii rek yow il faut nga accélérer ñun dañu toog ñu suivre seetaan ko ba mu jeex ba mu leer ñu lii nii jeex na ñu tiré ci ay leçons xool li ci baax ñu jël faay yi ñu waxtaan ci comme ñun aussi li ñuy def dina am lu baax dina am ay faay ñeneen ñi discuter ci point barre ñun loolu lañu seq ak kull kuy liggéey. ok d'accord donc stand-by boobu loolu ko waraloon. mais population bi wala àdduna laay wax ñiy seetaan ñoom ci moment boobu dañ ne café avec moo fi nekk. esprit sénégalais. te loolu bëgg naa ñu bàyyi ko. parce que c'est pas bon. rafetul foofu bëgg naa nga taxaw nga wax ci. non parce que suñu dëkk bi daal. wax moo ñu yàqal nañ ko bàyyi. fu Boubacar Diallo ak Mbaye Dosé toogee di waxtaan. àdduna du ko fekkee. fu saa neex Jojo toog di waxtaan kenn du ko fekk. yéen a bokk ndey ak baay kenn mënu leen a séparer. ñun ñoo raw ay mbër. kon jeex na ñooy mayante xaalis kon jeex na. ñoom mënuñu di def lu rafet ñëpp di ko apprécier mais nit ñi gis ni peut-être c'est que café avec dafa wàcce Soleil Levant wala non ñun dañu mettre en l'écart wala ñun dootuñu ñëw su loolu amoon man lépp lu njaayeen raxasoo man ma naan parce que la ma liggéey billaahi du pour loolu li ne fii di nelaw jógagul sax mais ñoom dañ cee nekk ñun ñu am patience di leen seetaan mu neex ñu trop na ma ko doon seetaan dama koy seetaan ba mu jeex bu Thierno Diallo musaan génn damay daanu waaw parce que sama acteur dama koy seetaan Milku Zo daf may rey dama koy seetaan ba mu jeex tàkk mais critiques yi nga xam ne day jóge ci ginnaaw yow mi nga xam ni da nga toog xaaroo kenn ku la dimbali nga jël say moyen bopp jox nañ leen lu ne ñu consommé ko reetaan ku ne am nga problème ñu soulager la jàppale la pendant 1 an 2 ans 3 ans 4 ans benn affaire xëy na pëm génn rek ngeen ne affaire bi fii la waxoon naa leen ñiy def ñu théâtre c'est parce que ñi ñooy def théâtre leen ok ñu bàyyi ba ñu pare lenn amatu fi Soleil Levant dafa mën a dékku de ñu def bëreet dina ma neex ñëw def le buzz bu garaaw ñu koy consommer di ko seetaan mu neex ma trop ñu koy seetaan mais nit ñi dañuy yaakaar ni est-ce que Soleil Levant mën na fi nekk rek tout le temps di gérer mënul nekk Soleil Levant toujours rek mënu fi nekk lu am moo koy jouer lu am moo koy nii non non ñun dañuy defee buzz ba am liñ ci yàlla may et tout ça ñu pare ñëw toog mais dina ma neex bu ñëwee noonu la ñuy jëlee seen wërsëg parce que dañ cee bokk tey anamu jël nañ seen wërsëg macha allah café avec ñëw na gérer jël wërsëgam gérer liggéey baa ngi continuer mais Soleil Levant bu mu ñëwaatee pour teg affaire yi
bëgg a teg affaire yi ci ordre da koo teg ci ordre àdduna diaspora àdduna wërngël képp d'accord jox ko loxo ni na ko yéen la ñu ne leen ñun bëgguñu yéen la du ñun yéen ñii la parce que li ñu leen di jox dafay neex trop ci ñun yéen ñi koy recevoir aussi tamit day neex trop ci yéen ñun di leen wéeri wéeri gars yi ne fu mu jëm série bu duré 1 an et quelques mois yaakaar naa loolu ci Sénégal. en plus intéressant. gisuma ku ko mës a def macha allah mu nekk idée bu doy waar. pour nekk di ci gis sa bopp. épisode bi day jeex ma mel ni Sénégal France foo nekk dégg tàccu yi ak yooyu mais du ñun tàccu yi ak yooyu moom moo ñu gën ñun motivation bi moo ñu dàqaloon ak suggestion yi nga xam ni lii war nañ ko def mu baax lii war nañ ko yokk ñu pare ci loolu ñu toog lu toll 1 an aussi ñu toog ku nekk génn na fi mbetteel ñëw na fi mais dañ koo seetaan parce que dafa original dafa neex rawatina ay Cees waa ñoo koy def ñëpp cons ko ba mu jeex tàkk gars yi ne deuxième saison gars yi yaakaar ni bu ñu ñëwaatee rek dañuy ñëw ci Soumboulou Jojo Mbaye Dosé yaayam seul le travail paye. boobu ñun 1 an yi ñu toog. yéen a ngi job. waaw ñun ñu ngi liggéey quoi. moo tax bi ñu ne bëreet premier épisode ñun ñoo doon rey Sénégal yi parce que il faut ñu reetaan leen parce que xamuñu fu ñu jëm. premier épisode deuxième épisode xamuñu fu ñu jëm mais lii lan la non lii daal tamit nag lii man lii xaw ma. troisième épisode ñu toog kar doo leen nit lii nu mu demee nii lii nii man leen waaw sénégalais moo mel noonu soo taxawee fee groupe boobu di jëmbat sa benn garab bu ndaw di ko suuxat di ko sotti ndox xoolal pont bee xool dof bee léegi yow boobu nga nekk dof nga bàyyi leen ñoom ñu nekk nit bu garab bi suuxatee ba màgg ba am ay doom ba ku nekk di ci jëriñoo ñu ne nga bàyyi leen ñoom ñu nekk dof yow mi nekkoon dof nga nekk nit loolu mooy idée wu sénégalais ci ñenn ñi parce que am na ñoo xam ne am nañu conscience ay nit lañu dañuy xalaat ba tey mi ngi nii ñu naan ñu bii moo dàq beneen saison bi man leen yéen lu sooy la ma def rek saf na leen parce que lépp lu mu leen di indil dafay ori. seul le travail paye. seul le travail paye. moo tax sant yàlla man day jaase mais sant yàlla bu wér di gërëm samay ñaari waajur te xam ni lépp lu ma def ba benn nit téye ma ci mbedd wala mag du ci man lu yàlla def ci man la moo ko koy santee bu wér a wér waaw ak équipe bi yëpp donc kon loolu la woon daal loolu moom mooy affaire bi ñuy moytu kii moo fi ne ak kee moo fi ne loolu doxalu liggéey na ku génn rek li génn su fekkee lu original lu rafet la ñëpp rafetloo ko àndandoo buuxandoo ko ñu xam ci daal. dëgg la li nga wax dëgg la am na solo parce que Mbaye esprit bi nga am mën na am sa beneen moroom amu ko est-ce qu'il arrive pas des fois yéen seen biir ngeen duuloo comme par exemple li sénégalais di wax comme li nga expliqué léegi di faral kii di bàyyi kii affaire yooyu est-ce qu'il arrive pas des fois yéen seen biir yéen entre comédiens yi ngeen duuloo ba boo ko xoolee sa moroom xam ni kii am na lu ma jàppal est-ce que loolu du arrivé seen biir. non loolu moom musul arrivé. parce que tam Sénégal lañ nekk ah. waaw ñun géré wuñu succès bi. professionnalisme bi la ñu gën a xool. dinañu mooy comme li nga wax ñàkk jaare yoon. mooy mais loolu ci nit ak nit la. parfois ñaari nit di jouer benn séquence su jeexee duñ tuddante. ah bon bien sûr loolu yow est-ce que mën nga ko. ñu xuloo man ak yow dafay am saari bëj ak làmmiñ ñoo dëkk te dafa neex léeg-léeg nga màtt ko mais xuloo bi ngeen xuloo ñun géré wuñu loolu liggéey bi nga xam ne moom moo lay fay di ma fay muy suñu gagne-pain ñu soxla la soxla ma soo waxee ma war a ree may ree bu ñor nag te man ak yow du ñoom détail loolu am na partout am na mais nag loolu moo tax ngay jàngi aar dof mënul nekk artiste ku dul xalaat mënul nekk artiste boo bëggee yem ak nit ki nekk
nekkul artiste mënoo nekk artiste. Artiste faut savoir gérer ba kenn du xam. mën a muñ. waaw maanaam ba suñu jibawee maag yow suñu toogee nii di waxtaan ma ne pourtant Kadia de bi ñu toogee di def émission bi maag moom du musuñu wax gars yi ne ma ah bon man la musuñu wax mais liggéey bi moo ko laaj dañ koy def mu pare ma dem suñu paree ci liggéey boobu nag te xam nañ ni loolu mënul continuer te tout le temps yéen a ngi bokk liggéey bi ngeen di def mag ñi dinañ leen woo ngeen toog ñu toog ñu leen gaay li ngeen di def ci biti di ko indi ci biir bu yàggee day yàq liggéey bi ñu waxtaan ci parce que ay jullit lañ ay nit duñu xuloo ñu toog di leen seetaan waaw mais Jojo temps yi moo ko yor wala saa neex temps yi mooy loolu Mbaye Dosé mi ngi leen di bëgg a rey wala benn muuru pus-pus mi ngi leen di non loolu doo det ñun suñu biir ñooy tàggante suñu biir waaw ma génn Jojo na ma yaa fi ne. esprit sénégalais moo mel noonu kenn mënu ko dindi ci ñun. nga bañ leen a déglu yow. waaw mu ngi noonu foofu laa doon ñëw. yow lii la tax a jóg nga def ko. ñun ñooy tàggante suñu biir les série bi épisode bi jeex saa waay na ma carte téléphone na ma yaa fi ne tey danga maa dajji léeg-léeg ma jékki-jékki épisode bi jeex ma jël sama téléphone woo Cheikh na ko tey rek nga ma musa rey donc ñu ñëw tournage waxtaane ko temps yi da nga nekk ci forme temps yi li ngay dox dafay bëri parce que artiste comme jour de chant par saa mu nekk baisse de forme parfois mu nekk ci forme waaw parfois loo joué doo ko sentir wala nit ñi dañ naan kii li muy joué dafa wàññeeku seet que dafay am parfois tu as des problèmes parfois donc mën nga am lu la bañ a neex parfois am lu lay metti parfois mi ngi noonu parce que ay nit lañu mais comme ñun nit ñi kenn waruñoo xamal lu ñu neex ak li ñu ñàkk ak li ñu bëgg a am ak lu ñu bëggul am donc ñun dañuy ñëw rek gérer kaay ne Mbaye toj na fi ak Kadia daal dem mais li ci ginnaaw Mbaye Dosé ak Kadia moom kenn xamu ko. kon daal ci biir gàttal daal na gaa yi màndu daal nañu màndu tuuti daal. ñu bàyyi leen ngeen doxal. ñu bàyyi parce que yéen a ngi faj. ñu bàyyi ñëpp yéen ki feebar faj ngeen ko. ki nekk prison sax yéen dalal ngeen xelam. parce que booy xool un Mbaye Dosé rek ree man par exemple sama bopp. damay ree sama néeg man kese maa fay mais damay ree ba c'est pas la peine parce que damay gis ni kii li muy def d'abord gëm na ko bëgg na ko moo andi lii yëpp tey donc na nit ñi maandu daal ci gàttal. nanu maandu nit ñi la waaw mais nag yombul xam naa ne yombul boobu. duñu mus a maandu. yombul. sa xam la moo tax parfois ci li ngay nekk gis nga yow ci li nga nekk di ko présenter j'espère bien que ni avant nga ci dugg xam nga ci li ngay dugg c'est ça. yow mi nekk ci dara foo nga xam ci li nga nekk critères yi ci am ba yow Kadia yaa mën a exposer sa bopp àdduna yëpp di la xool te ki wax ak yow doo ko gis kooku soo ko bëggee ton dafay metti xoola Mbaye Dosé lu mu sol xoola Kadia musóoram xoola Kadia liyam ki bëgg a gis ci yow lu négatif rek lay gis ki bëgg a gis ci yow lu positif da nga neex ko trop soo génnee mu ne ay Kadia jaaroon ay Kadia li mu sañse man kooku laay fonk te moytu sama noonu parce que ñëpp dañ koy am mais ma moytu la rek mu jeex tàkk loolu la. du ñu bàyyi mais yow xamal fa nga jëm. kon jeex na message bi fort na kon jeex na alors Mbaye sa diggante ak tey théâtre fan la yóbbu. waaw théâtre moom est-ce que yaa ngi ci gis sa bopp. waaw macha allah laay wax. parce que gis nañ ni dañuy dégg nañ ni Mbaye li muy voyagé bari na Mbaye waxal ci loolu tuuti. waaw sant yàlla rek sant yàlla mooy li may wax gis nga soo nekk xale. c'est très important ngay fàttaliku. soo fàttalikoo rek que ni da nga daan dégg France nga naan France nit ñi dañoo xees France tali yi dañu set da nga koy dégg rek di ko envisager parce que xalaatoo kan moo la fa mën a teg mais bi nga duggee sa métier du yow tukki moo la intéressé du man siiw bii man bett na man njaasoo waaw man bett na ma xam nga lan laa xamoon joué li may joué daal dem te boobu gisuma woon ay caméra man caméra daa ñëw rek dal sama kaw nii yàlla teg ci loxo donc ñuy liggéey di liggéey man yeex naa tukki sax yeex naa tukki parce que nekkul bi may gën a def buzz ba bu fekkoon ni tukki rek moo ma ñor ma yaakaar ni bu ma doon tukki fa laay tukkee tukki wu ma foofu mooy li may wax rek l'homme propose Dieu dispose donc lii ngay bëgg mais lee mooy am dama toog rek ba mu war a sotti ñu waree sotti
damaa jaabal ci aéroport mais loolu nan la demee par exemple da ngeen di tukki ci cadre liggéey bi ndax yéenay jël seen bopp en charge wala ndax ki leen di yóbbu moo comment ça se passe parce que aussi côté boobu les gens se posent la question ah rumeur yi day bari ñu bëggoon nga leeral tuuti mbokk yi ñuy seetaan ah. waaw voyage xam nga Kaja dafa bari façon donc man am na voyage boo xam ne dañ ma sama premier voyage dañ ma fay jëla ma billet aller retour loger nourri ba defa 25 jours après ñibbisi dama demoon jouer ji boobu dama demoon jouer ji waaw dem jouer ji waaw deuxièmement bi dañ ma invité ma dem donc gérer lu mu war a gérer am ñu ma waroon rencontrer benn festival bu waroon am foofu après ma ñibbisi ma jógee fa dem Suède dama jouer ji waaw dama joué ji mais ki lay invité di la yóbbu moo lay dagal billet aller retour loger nourri préféré sa xaalis waxuma la per diem de per diem moom mooy li ngay doxantoo mais sa salaire dañ la koy fay donc ma jóge fa demaat Suède liggéey sant yàlla jóge fa dem Danemark jóge fa dem Italie donc mi ngi noonu. parce que loolu boo gisee ma laaj la ko baax na nit ñi di xam. parce que tey ku dégg Mbaye Dozé ngi voyagé yaakaar ni Mbaye Dozé nag ànd nag li ci biir. xam nga suñu dëkk bi dama doy waar. mus naa ko dégg sax donc laaj na ñu leeral loolu ah. mus naa ko parce que dégg li ñu koy dégg bari na. mus naa ko dégg sax avant sax may nekk ci xaw a siiw nii. da nga daan dégg ñu naan comme jamono yi ay Aline Mbaye Nder ay Youssou Ndour ñuy dégg ci artiste moom neex na de suñu bëggee tukki rek dañ leen di may visa ñu tukki nga dem après ay 15 ans yow nga dugg ci domaine boobu. mais yow li lay yóbbu da ngay contribuer ci dëkk bi contribuer dëkk bi nga jëm yow demoo pour toog demoo pour daw demoo pour leen da ngay liggéey dëkk bu nekk am na association boo xam ne c'est des sénégalais yu fa nekk y a des promoteurs ñu nekk fa dañ lay soxla sénégalais yi dañ lay bëgg a gis donc kii Thiès waa la ñii Thiès lañ dëkk ñii ay sénégalais lañu ñu organiser manifestation bu rëy bu am toole invité la nga dem ñu fay la sa xaalis nga liggéey ñëw ñibbisi donc loolu c'est très normal mi ngi mel ni jour buy football rek aéroport bu ne lay wàcc aéroport bu nekk lay wàcc parce que liggéeyam moo ko permettre lool. Mbaye li nga wax am na solo yaakaar naa ni leer na ci mbokk yi ñuy seetaan Mbaye nag dañu defoon benn micro trottoir ku ne Mbaye Dozé baax na dañ naan ndax mbokk yaa ko wax ñu am ko ñu dajaloon suñu benn tonton bu baax mu tudd Souleymane Dieng nekk entraîneur Jaxaaw ñu demoon seeti ko rek mu daal di wax tuuti ci yow. waaw tonton Souleymane Dieng nuyu nañ la. maa ngi lay fay. ba yaa ngi ci jàmm bu baax. maa ngi sant bu wér. alors tey dañu ñëwoon rek pour nga wax ñu tuuti rek ci Cheikh Ndiassé Ndiaye ñu gën ko xam ci Mbaye Dozé. waaw tout d'abord ñu ngi leen di gërëm di leen remercier ci invitation bi. parce que wax ci Ndiassé Ndiaye dama ciy sawar. li tax ma ciy sawar mooy dañ naan souvent nit bu baaxee est-ce que mbokk yaa ko wax. te nit aussi xam ko dafa jafe. mais mun naa ne Ndiassé ci ñi ko yar laa bokk. parce que nit la koo xam ne ku dégg ndigal la. nit la aussi koo xam ne ku social la. parce que bi muy nekk tout tànk di jàng ba à un certain moment dafa bàyyi. mu ne man daal il faut ma wuti lu may dimbalee samay waajur parce que des fois conscience boobu lañ dul am parce que ñoom kut ko kut dañuy bëgg affaire bi sotti léegi gis na li yaayam doon daj gis na ci papaam doon daj gis na li nijaayam doon daj léegi mu ne daal moom dafa toll foo xam ne dafa war a jël relais bi ma woo ko ma ne ko nag du noonu boobu fekk na nag li muy def na ko ba pare ma nekk sportif à travers le sport ma ne il faut que ma dajale leen pour jéem a mottali seen éducation ma jël ko encadré ko Ndiassé ni nga koy gisee mun naa ne war naa mun a jegeeg Tony Silva parce que góol bu mag la woon ci waxin donc ma ne ko nag il faut que nga xam ne àdduna dafa am ay objectifs yoo xam ne léegi la am objectifs yoo xam ci kanam la dimbale sa yaay sa xel la dimbale say waajur say xel la nekk donc mais il faut que nga jàng à travers jàng bi nga wut métier parce que aussi comme que bàyyi nga jàng bi wutal métier mu nekk ci métier boobu chaque ngoon mu ñëw entraînement ma di ko xelal mais dès très tôt ñun xamoon nañ ne kii day yàgg rek mais comédien lay nekk parce que bu ñëwee entraînement kenn dootul ñepp donc mu yoroon ay fibres yi yor gène bi ci yaram bi mais nii ma koy xamee nii moom c'est quelqu'un boo xam ne peut-être gaa yi nga wax jooy yi mais Ndiassé mun nga ko tax xale bu ndaw fi mun na ko taxawloo fii mu wax ak moom dem la preuve
genn wàllu almuuda yëpp këram la ñuy nekk man Ndiassé hormis tournage bi mun naa ne bu dee 24 heures bu jógee këram 20 heures yëpp wala 19 heures yëpp sama kër la koy def donc kooku war naa mun a témoigner ci moom c'est quelqu'un boo xam ne à travers lii muy def très tôt dafa jël ay responsabilité mooy tey boo demee kër ga moo fay kilifa uuf ay rakkam uuf jabaram uuf ay rakkam yu bari donc nekk responsable donc à travers loolu mu nekk nag ñun dañ ko ci sant di ko ci gërëm di ko ñaanal yàlla aussi xale la jaar na ci yenn yi donc mais li ci ëpp solo mooy c'est quelqu'un boo xam ne c'est un humain nag mooy quelque boo koo xam ne day sentir day yëg am yëg-yëg tey jii nit mun na ko romb fii am naqar mais da ngay foog nañ moom moo am naqar gi da koy bokk ak moom ba mu jeex donc ñun jaxaaw daal jéppiwuñu ko man à travers lépp lu may def Ndiassé ngi ci biir lépp lu jaxaaw di def Ndiassé ngi ci biir donc jaxaaw dañ koy tiitaroo quoi dañ koy tiitaroo Thiès di ko tiitaroo Sénégal di ko tiitaroo donc ni mu mel ci télé bi ñu bari des fois dafa leen di jaaxal mais am na ci parce que nit ki looy jouer rek am na partie boo xam ne mun na nekk ci yow donc loolu dafa nekk ci Ndiassé nit la boo xam ne il est très social nit la koo xam ne aussi ku ko dimbale jaxaaw yëpp ku ko dimbale Thiès yëpp ku ko dimbale àdduna yëpp parce que nii nga koy gisee mu nekk xale li bootu ci moom dafa bari tey mun naa ne bari na du nangu sax ñu ko wax mais bari na ñoo xam ne tey dañoo bootu ci moom ginnaaw yàlla dafa yor ci seen kër yi guddi la fay dem di leen jox ay dépenses di leen nangam man chaque jour bu ñëwee ma ne ko loo def benn rek na nga ko yokk parce que loo def ci lu baax ak lu bon dafa mel ni ballu teng si booy dóor ci miir lu mu dal ci yow lay dellu si bu dee lu baax la ci yow lay dellu si bu dee lu bon la ci yow lay dellu si donc dama faral di ko dénk ne ko chaque jour te loolu lay doxal mooy Ndiassé àdduna bu la yàlla dénkee loo am dépense su tey bu ëppee suba rek dafa la joxe loo keneen donc ci loolu lay dox tey mun na jógee léegi salaire nit këram day fees dell nga yaakaar ne bës bi la wala noonu mais soxla yi la ku si nekk ñëw posé mu faj lim ci mën a faj jëm ci lim ci dégg donc loolu damay profité dina ku bëgg a dimbale jaxaaw mun nga jaar ci nit ñu mel noonu parce que am na ñoo xam ne mënuñ jotee ci Ablaye mënuñ jotee ci mais Ndiassé chaque jour dañ koy gis chaque jour dañ koy poser question chaque jour dañ koy poser soxla mu di ko régler donc loolu daal laa mun a témoigner nit la koo xam ne tey il a beaucoup de responsabilités ñi bootu ci moom dafa bari donc képp ku ko mën a jàppale aussi na nga ko jàppale xam ne koñ ba yëpp nga jàppale xam ne jaxaw yëpp nga jàppale xam ne aussi c'est quelqu'un boo xam ne il n'a pas de problème xale la aussi il faut ñu tette ko pour mu tegu ci yoon Ndiassé daal mën naa wax ci moom que ne nit ku baax la daal nit ku baax la léegi nag nit ku nekk ak sa bàmmeel aussi parce que des fois da nga koy seedeel ñu ne kii moom la dëkkal wala moom la xam mais nit boo ko xamul rek dee ko wooyee ay mais ñun ñu koy fréquenter chaque jour ba muy nekk 10 ans ba léegi 8 ans 10 ans ba léegi ñuy ànd ak moom mu jox ñu cër boobu yaakaar naa war nañ mën wax ci moom ci lu bari donc di ko gërëm rek di ko ñaanal yàlla parce que doomu ñay daal kenn du ko ñaanal rëy da nga koy ñaanal gudd fan rek bu guddee fan rek dina rëy incha allahu rabbi yéen di leen gërëm di leen sant parce que lii ngeen def yëpp mën na leen ci bañ a fekk mais yéen aussi yéen a ngi participer ci développement Thiès donc on vous remercie par rapport à travers votre site à travers votre direction di leen wan ne ñun amuñu ñu dul ñii donc ñii ku leen jàpp rek ñun nga jàppale parce que mënu leen dem ci ku nekk di ko jox loxo ku nekk di ko dimbale donc boo dimbalee Ndiassé ñëpp ci topp ci Ndiassé dañ ciy gis seen bopp donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm. waaw mi ngi noonu Mbaye tey dañoo dalaloon suñu tonton bu baax mu wax lu rafet lu macha allah mu tudd Souleymane Dieng nekk entraîneur jaxaaw comme dañuy wax souvent ne nit ki boo nee nit ki baax na danga naan ndax mbokk yaa ko wax te macha allah li mu wax am na solo lool. alors Mbaye ñu gis ni en grosso modo Mbaye guddi Thiès lu tax loolu. waaw mais ressource dafa baax ci doomu aadama. xam nga dëkku jàmbur du dëkk. mën nga fa rootee nag. parce que fa la ñëpp di rootee. loolu yàlla moo leen ko may. bañ nañ ko sax ba Dakar dafa am ay association Thiès waaw. ñun ay saa Thiès lañu. ñun guddi pare booy teg salaire bi ci loxo bi rek. boo koy teg maa ngi Thiès. ak képp ku dëkk Thiès. parce que Thiès lañu dëkk. moom la ñu am. moom la ñuy tiitaroo kon donc ku bàyyi sa dëkk dem toog ci dëkku jàmbur yaakaar ni yaa fa ne damay ragal boo fay delluwaat mën naa neex que mën naa na xari kon fexeel mu rafet ba noo fa mën a dellooyee rek mu nekk dellu bu jekk waaw moo tax ñun guddi Thiès
loolu am na solo est-ce que Mbaye est marié. bien sûr. waaw. ñun dañ defoon sax soxna sa lay xoj naan la boo paree prestation rek na nga ñëw. non mais non mi ngi noonu xam nga rek. àdduna moom noonu la su yàlla ne du fii. da lay booleeg leneen loo xam ni set ko fay la. waaw gënante sax mën na jàppale. mais dañuy dégg ne xale jigéen ñi dañ laa xoj trop lu waral loolu succès bi la. waaw wala ci yow la wala lan la daal. mais loolu mënul ñàkk. bàyyiwuñ la daal. loolu mënul ñàkk xam nga. yaa ngi koy gérer. boo nekkee xale bu góor donc man xam nga wax ak jigéen aar boolewu ma ak moom. waaw man dama nekk di liggéey di communiquer ak ñoom di waxtaan ak ñoom yàgg di sympathiser ak ñoom ba liggéey bi fekk si ma nag mu mel ni benn ñebe ci cin xaw a doy waar xam nga xale jigéen ñi moom kenn mënu leen a téye. yaa ngi leen di gérer daal. mais waaw ku ñëw ma dalal la may la ndox la naan ñu waxtaan. loolu yomb na de. mais looloo fi ne. ah bon moom kay boo ñëwee moom ma jëlal boisson boo bëgg ma jox la nga naan ñu waxtaan après ku nekk ñaanal la. kon loolu am na solo loolu am na solo artiste nga c'est normal nit ñi dañ lay béggee di la béggee fu nekk ci àdduna man loolu xam naa ci dara. alors Mbaye ñu bëggoon nag dugg tuuti ci actualité parce que defe naa ni loolu c'est très important suñu dëkk bi léegi toj na sàcc xale yi bari na rey yi bari na accident yu doy waar bari na politique bi coow léegi lan nga mën a wax ci loolu en tant que porteur de voix. xam nga man li may wax naan benn nit bëgg a jël nguur gi bu taxee 2000 personnes wala 3000 personnes bëgg a faatu loolu jël réew jaratu ko donc ku nekk boo liggéey fa nga war a liggéey la nga war a am di nga ko am rawatina nag li nga bëgg a am nit ñi ñoo la koy jox donc mais mooy li ma lay wax Afrique a ses raisons donc politique moom gis nga bu ñëwee ñu ne na albinos yi na bëtu xale yi dañ leen di sàcc ñii ay dof yu ñuy rey ñii coow li bëri loolu yëpp man pour man dama koy dégg rek da ngay dégg rek ñu ne lii amoon na fii lii amoon na fee wala lii amoon na fële mais bu fekkee politique moo ko waral jaru ko bu dee moo ko waral jaru ko ndax man Kaja fenn rek laay waxee fii àdduna la neex na mais fële da ngay rendre compte waaw te fii lu mu neex santaay bu matee ca la yem kon bariwul kon nañ ci jaamu yàlla dimbali nit ñi. jéem a xool Sénégal lu muy amee jàmm ñuy lekk ba suur di naan ba màndi jeunes yi di mën a liggéey di def seen bopp agression bi wàññeeku ñii këf pochetu jàmbur yi wàññeeku nga génn guddi ñu dóor yaayu jàmbur wala nga génn ñu dóor papay jàmbur wala sa soxna génn ñu dóor ko yooyu la ñu jéem a xool nu muy deñee utal jeunes yi ay employés utal nit ñi ay employés du rek tabax immeuble du ñëpp du état moo mën a tabax benn immeuble dugal fa ñëpp tabax beneen immeuble dugal fa ñëpp mais ñu génne loo xam ne nii jeune bu nekk di nga ci mën a dugg ak fi sa moyen toll nga gérer ci am benn salaire de base boo xam ne di nga ko mën a yóbbu sa kër ak ci lu mu mën ci doon loolu yaakaar naa la nit ñi gën a war a mën a xalaat ka xeex xuloo oto yi chauffeur yi ñu def ndànk da ngay jël nit di ko yóbbu fu ne boo sonnee tëddal nga nelaw boo sonnee tëddal nelaw parce que nit dafa fort kon yow mi nga xam ne bi mu wóolu fay la sa xaalis nekk ci ginnaaw nga nekk ci kanam gaa yaa ko gën a sonn mais yow yaa engagé wu ne chauffeur nga mu jox la confiance kon nañ leen di def ndànk dañuy ñaanal Sénégal jàmm am fi loolu moom solo yéex bi mu yéex a taw rek nit ñaa ngi ñaan kon ñu war a xam dëkk bi dëkkul lislaam la dañuy ñaan suñu borom la ñu am ak yonent bi tedd bi sallallahu alayhi wasallam kon yëpp neex na suñ ci paree dañuy dem nag sàbbal suñu borom jox ko li nga xam ne moo ko moom waaw loolu moom c'est très important na ci ñëpp bàyyi xel coowal Auchan bi coow li bari na Auchan dégage comme première pierre bi tegu na ba kenn waxul ñu tabax ba defar yaakaar naa Auchan du yéex dina yéex a dégage donc ba ñu xoolee ba mu yem ba fii xam naa ne du gaaw a dem man musuma dugg Auchan waaw man mii musuma dugg Auchan daal bu weesoo bi di ko njaaw bii commerçant bu mag bi ne fii waaw man moom dinaa fa dem léegi nag lenn lañu war a def xanaa ñu wala xool Auchan li muy jaay parce que it socc
guro ba ci cere jën géej yéet ëpp na nañ ko bàyyi ak sunu maam yi. man sama maam dem na marché ki jur sama maam muy maam benn mbay marché gi la nekkoon di jaay ñooy jaay légumes yi carotte nawe borom boutique yii ku dem Auchan kenn du la lebal commerçant yi nekk fii bu weer bi demee bala 15 wala la 20 ñoo lay jox bala 5 nga dem fay maa nga foofu di man maa la ñamal lii man. waaw kon mbokk internet yi ñuy seetaan gis ngeen yéen ñi safoo seen site internet Thiès Info gis ngeen sama invité tey sama plateau tey dafa ala daw me parce que tey ndaanaan bi ma dalal donc dégg ngeen conseil yi nga xamante ni moom la joxe kon nañu delloosiwaat suñu xel xam ni réew mi suñu réew la nañu booloo tàppe xol yi ànd nekk benn. surtout nag la jeunesse sénégalaise c'est très important parce que jeunesse bi tey mooy nekk magu ëllëg kon nañu jéem a tappe xol yi yéenante jàmm waxante lu rafet defante lu ba rafet c'est très important donc Mbaye defal ñu benn prestation rek ñu daal di tëj émission bi. waaw benn affaire bu ndaw rek. waaw balaa maa def prestation bi. dama lay non yow dama lay remercier ba pare parce que ni nga ko defee moo professionnel. woo nga ma ñëw nga ma sama kër ñu toog ñu waxtaan ci détails yu bëri. moo tax émission bi aussi tamit débordé wul ma bëgg ñi nga xam ne dañuy jël artistes yi ñuy waxtaan ak ñoom avant. waaw c'est très important loolu ci professionnalisme la bokk kontaan naa ci loolu trop. ma nuyu suma grand Bafou Connection. suma grand bu baax di nuyu Sidaat Diagne Issa di remercier suma grand bi encore une fois Sélé Dieng moom dafa nekk suma grand sama conseil ba pare yoroon ma petite catégorie mooy minime. yaa ngi dégg contribuer ci sama àdduna c'est pour cela que bi ngeen ko jëlee daf ma neex trop donc lii na moo temps yi moom bàyyi daa jooy damay ree rek. non mais mbokk yi dañoo nam temps yi moom temps yi moom ci doyal bàyyi bu ndaw rek temps yi moom waa kii benn waay la dafa génn ci banque bi xombal la nekk mu génn ci banque bi yor mallette bi di doxantu donc parce que ci suba dafa war a dem Touba donc bi mu génne mallette bi di dox rek céeli bi naaw vëpp rek këf mallette bi mu sëgg di ko xool céeli bi départ waaw kay da ko la mu ne ma céeli moo këf sama xaalis mu ko santal yàlla comme yóbbuwul la rek santal yàlla baax na mu ne ma garaaw ci suba ga mu dem Touba ku yor micro bi naan laay cey mbirum sëñ bi moo mel nii de laa ilaaha mbirum sëñ bi moo mel nii neewoon nañu ay mbiram ku nekkay ñëw rab yi dinañu ñëw jinne yi dinañu ñëw picc yi dinañu ñëw ñëpp dinañu ñëw ndax bis bii rek mu jékki-jékki na ko nii sëñ bi nga baal ma waay ceeli xombal yi xamoo fu ñuy dal moom loolu la jot a laaj ko parce que xaalis bi lay wër quoi mi ngi noonu ndaanaan la duñu doyal ci moom dañ koy sant di ko gërëma ci disponibilité bi nga xamante ni am na ko dalal ñu wax dëgg yàlla ñu ngi kontaan Ndiassé te dina ñaanal yàlla yoon fi nga teg sa tànk foofu la fi nga nekk foofu la yàlla gën a taxaw rek leeral lépp ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lii lañ leen andiloon seen biir émission feeñal ci fii ci site Thiès Info ñu ngi leen di sant yéen ñi ko tàmm di seetaan di leen gërëm bu baax a baax di leen jox dig daje beneen yoon ak seen beneen daanaan ci seen biir émission Thiès Info alors tey nag ki ma defar nii ba kanam gi yàññ nii ba ngeen mën ma xool mu ngi tudd Daba salon am nekk fële ca Sofraco numéro téléphone am mooy 77 925 25 26 927 25 26 mbokk yi jaa ngeen jëf ba beneen yoon incha allah.